mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen gërëm rafetlu ànd beeg ñun ci ITV ñeent fukki simili juróom moo tegu ci juróom-benn waxtu bi simili leen ci xabaaru marax yi sa njiitu port autonome bu ndakaaru fas yéene suub ay yoxoom ci grève bi nga xam ne transporteurs yi nekk ci Sénégal ak ci réew Mali kon suub nañ ko fii ci réew mi nag ngir mu dakk moom Aboubacry Sadikh Bèye ne lépp loo xam ni matuwaay la jëm ci jàngoro goge di coronavirus jëm nañ ko rawatina kon di ko bato yi nga xam ne ñoo bàyyi ko ci diwaanu Chine ñëw fii ci réew mi daan ci dikk nu mu gën a yaatoo ci biir xabaar yi ak yaatal lu jëm nag ci ziara omarienne bi ñu nga ca berndeel yi ak xewel yi kon dafa fës lool rawatina itam taxawaayu soxna yi ràññeeku ci itam dina ci dikk nu mu gën a yaatoo ci biir xabaar yi ak Cheikh Sall lu jëm itam ci article ay bés bile daanañ ci daktal nataal bi nga xam ne Moustapha Diakhaté leen ko jagleel suñu naataango yu L'As Quotidien daal di ko def loolee nag yemook ñu daal di ko bind yem nag ci li nga xam ne mooy yoon wi mu xàll di ko nasaka nocci ci yoonu politique am bi loolee yemook bés bu ñu ko dàqee ci APR di parti njiitu réew mi Seydina Bilal Seck moo ko daal di bind waxtaan wu yaatu la ci Seck ak El Hadj Malick Cissé dañ ci ànd ak moom ci njeextalu xabaar yi bu ci lande kon mbokki loolu moo gën a fës ci xëtub xabaar yi nees ki minute faram fàcce mbokk yi asalaamaaleykum di leen sant bu baax di leen gërëm rafetlu ànd beeg ñun ci ITV xabaaru marax kon des koy tàmbalee duñu ko junjee ci ndorteel li ak Aboubacry Sadikh Bèye mooy njiitu port autonome bu Ndakaaru moom nag ne dina sóob ay yoxoom ci grève bi nga xam ne transporteur yu Sénégal ak yu Mali sumb leen ko ci mim réew ñeel nag seen sàkkuteef mu ngi ko xamal ni ki tey ci ba muy amal ab doxub tàggatu goo xam ne ñu ngi ko daal di amal jii di waa transformation objectif 2022 objectif 23 ñoo ko daal di amal ñu teewlu kàddoom njiitu port autonome bu Ndakaaru Aboubacry Sadikh Bèye ci micro Fama Pera Sagna. On va essayer de toog ak ñoom dinañ toog ak ñoom discuter ak ñoom te gëm naa ne bu ñu toogee ak ñoom discuter ak ñoom expliquer leen modèle bi ba ñu gis fluidité port bi muy indi dinañu gis ne njëriñ mi ngi ci pour ñoom parce que defuñu lenn pour gàllankoor xam nga amul sens. nga bëgg tabax port nga bëgg compétir ak yeneen port yi ba pare lu mel ne transporteurs yi nga xam ne benn ci chaîne de valeur bi la ñu bokk parce que chaîne bi bu amee benn bu ci am gàllankoor rek day affecté ñëpp donc tu es obligé nga xool ku nekk gis ci sa bopp transporteurs yi buñ ci gisul seen bopp du dem donc mais ñoom aussi il faut que comme li may wax ñu jàpp jël lii bàyyi fii comme ça ñu mën a tase mais in fine li ñu gëm mu wóor ñu mooy que ne buñ ko appliqué seen gasoil dina wàññeeku seen rotation dina yokku donc ça veut dire que seen xaalis dina yokku mais il faut que ñu am trust maanaam ñu wóol confiance ñu wóolonte suñu biir xam ne nit ki deful lenn pour gàllankoor la amul sens port di jéem a def loo xam ne day gàllankoor transporteurs yi. moom njiitu port autonome bu Ndakaaru daan nay porox ndoolu ci ndaje mi daal di addu ci li nga xam ne moo feeñ ca Chine di coronavirus ne nag lépp loo xam ni matukaay la port autonome bu Ndakaaru jël na ko ngir dalal xel yi waaye itam bato yi nga xam ne ñooy bàyyeekoo ca Chine ngir dëkk ci réew mi kon bàyyiwul dara ñu teewli kàddoom moom Aboubacry Sadikh Bèye ci micro Fama Pera Sagna. loolu la bett rek mën la comme on dit mais port dafa am système boo xam ne dañ ko def ba nga xam ne yooyu du ñu mën a bett. Parce que dañu am cellule qualité sécurité environnement yoo xam ne saa su nekk ñi ngi càmbar yu mel noonu saa su nekk yéen a ngi gis ne port nit dañuy am sax ay croisières yu fiy ñëw donc on reçoit des touristes ce qui fait que avec les sapeurs-pompiers am nañu unité bu nekk fii ba nga xam ne yu mel yooyu yëpp dañ koy càmbar y a le bateau hôpital qui est là bi nga xam ne depuis dina fi def 10 mois avec le Mercy Ship pour wane ne rek question yooyu port mi ngi ciy liggéey bien sûr que ce problème bi nga xam ne lëmbee na àdduna yëpp dinañ ci lëkkaloo ak ministère santé ñoom ñu jox ñu ay directives aussi ñu war ko mën a topp je dois rappeler aussi que
le port il y a le médecin du port est avec nous ñi nga xam ne yu mel noonu yooyu yëpp ñoom dañ koy saytu aussi donc ñu ngi ciy liggéey di préparer suñu bopp si lépp comme li ñuy wax planification rek planification objectif yi ñu def li ñuy def ci port yëpp dañ koy planifier pour bañ lu ñu bett. ay boroomi xam-xam nekk fii ci réew mi waaye itam bàyyi ko bitim réew dëkk fii ci Sénégal doon waxtaanee ab lël wu am solo woo xam ne dañ ko jagleel wàllu pétrole ak gaz di meññeenteef yi nga xam ne kon ci réew mi la ñu jollee rawatina ci suuf si ñoom nag ne luñ ci jublu rek mooy fexe xool ëllëgu Sénégal ci wàllu lu mel ci teewaayu jëwriñ gu ñu dénk wàllu pétrole ak énergie di Mouhamadou Makhtar Cissé moom sax ci ndaje mi daan na xam ne ni kon dañu def lépp loo xamante ne seen wareef la bu ko defee askanu Sénégal kon mën a gis seen bopp ci ñi yooyu nga xam ne kon ay meññeenteef la te doomi réew mi kon daal di ko moom ñu ànd ci leeral Abou Rahman li si atum 2014 la ñu commencé seetlu pétrole ak gaz ci Sénégal bu mujj bi maanaam gaz bi lu tolloog 910 milliards de mètres cubes la ñu siy xaar gannaaw ñaar fukki at ak juróom yu ñu ko fas yéene exploité loolee nar a def Sénégal mu nekk juróomeeli dëkk producteur de gaz ci Afrique ak ñaar fukkeel ak juróom-ñaari dëkk bi nga xamante ne ci àdduna bi lay doon enjeu yi rëy na loolu ba tax na képp ki nga xamante ni am nga xam-xam jëm si mbir mi war nga si mën a dugal sa loxo ka nga nekk Sénégal wala si bitim réew te doon doomi réew mi. loolee di gëm-gëmu jëwriñ gu ñu dénk wàllum pétrole ak lépp lu ko wër mu di mbir bu waral bile daje gannaaw ñu ngi yegsi ci exploitation pétrole ak gaz. ñu yaakaar ni nag fu Sénégal toll tey ci wàllu pétrole ak gaz muy métier bu bees ci réew bi wala donte métier bi beesu fi sax mais pétrole ak gaz moom lu bees ci réew bi la parce que buñ ko fi gisee yàggul mi ngi tolloog ñeenti at jëm juróomi at rek gën ngaa ëpp juróom-benni at ndax 2014 la découverte yu njëkk yi am. donc ñu yaakaar ni fu doomu Sénégal war a mën a nekk rek war na mën am njëriñal réew bi ñu invité leen ñu ñëw fekk si nu pour fekk fi seen ay naataango nu bokk waxtaane lan nu mën a dimbalee ci xam-xam lan nu mën a dimbalee ci jumtukaay pour nu bokk organiser wu pour pétrole boobu ak gaz boobu yàlla feeñal ci réew bi mu doon njëriñu Sénégal doon njëriñu askan bi yëpp. mu di mbir buy woy di dox ci xeex jëm ci borom xam-xam dëkk bi di wutali bitim réew ngir bile borom xam-xam nag jàpp na ni xeetu mbir yi la dañ ko war a wéyandil. contribution boobu mu doon lu jege wala lu sori l'essentiel moo ñu bokk ci donc accompagner par rapport ak suñu xam-xam bu ñu am bu ñu jàng bitim réew ñu mën ko partager ak état sénégalais bi donc loolu déjà je pense que avantage la pour ñun ñi ndaw. nga xamante ne fi leen jàngee état bi moo ñu on va dire moo ñu fayal suñu jàng ba ñu toll fu ñu toll donc là il est temps que ñu delloo njukkal état bi par rapport ak lu ñu jot a jàng ci bitim réew ci suñu expertise. daje bi leen doon porox ndoolu ngir jëwriñ gu ñu dénk wàllu pétrole ngir xamle coppar ñi bu ñu am ci code gazier bi nga xamante ni waxtaanee nañu ko commission mu di code bu ànd ak benn loi ci contenu local ngir ñuy mën di jëriñoo ci exploitation pétrole ak gaz bi. ndax ñu ngi waaj génne beneen décret bi nga xam ne mooy gën a yaatal mbir moomu ci wàllu tasaare ko ci wàllu organiser ko pour mu doon njëriñu Sénégal ci wàllu liggéey ci wàllu entreprise sénégalaise yu fi nekk yi mais surtout ci wàllu doomu Sénégal yi nga xam ne yëpp seen yaakaar ñu ngi ko teg ci secteur boobu te nu war leen ci jàppale pour nu gis ci seen bopp. donc loolu mooy ñuy wax contenu local loi boobu jël nañu mais am na beneen loi bu nu war a yóbbu assemblée nationale dem na fa démb sax ndax jàllal na commission mooy lépp luy war nekk ci wàllu gaz bi su génnee. nan nun koy transporter nan nun koy jaayee loolu yëpp muy wax code gazier loolu démb dem na commission war na jàll plénière altine bi ginnaaw suba. mbir bi gën di xëcc investisseurs yi wante itam di sàmm intérêt wu askan wi lu koy firndeel bokk na ci déggoo bi am diggante Sénégal ak waa Woodside ngir exploiter pétrole bi ca Sangomar mu di déggoo boo xamante ni ay fan dong la def. Abdou Rahman Ly di ko gërëm ndaje bu waxtaan wu yaatu la ñu sumb ni ki tey jii ay secrétaires généraux yi bokk ci G7 ñoo koy daal di amal ak jëwriñ gu ñu dénk wàllu njàngale mi ak ki nga xam ne kon mooy def lépp moo yor lépp li nga xam ne kon moom la ñu dénk wàllu ñaxtu yi ñu daal di ci addu ak jëwriñ gu ñu dénk wàllu koom-koom geeg gafag ak réew mi. daje moom yi nag ñoom jàngalekat yi kon danañ ci pëtëxlu ngir waxtaanee waaye itam teg ci kaw taabal bi lépp loo xamante ne ni seenum njàmbat la bu ko defee ñu daal ci indi jooyanti rawatina lu ñu siifi woon ak état bu Sénégal atum 2018 loolu nag njiitu réew Macky Sall waxoon na ko ci conseil des ministres bii ñu génn ni ki àllarba gi daal di kon ñaax jëwriñ gi ngir ñu taxawu jàngalekat yi seen njàmbat yi nga xam ne moom la ñuy sumb ci mim réew du ñàkk daan ci dikkaat nu mu gën a yaatoo
sunu yeneen jotaay xabaar daal di wax ci leneen ak caisse de dépôt et consignation jàpp na kon samp ci réew mi ni ki tey jii ni ki démb kon lu jëm ci ab compagnie gu yees di waxtaanee lépp lu jëm ci wàllu tabax ak askanu Sénégal nees lay def kon ba ñu mën ciy gis seen bopp loolu nag mu ngi amee ci teewaayu ñuy yëngu ci wàllu tabax ñu bëri kon ci Sénégal seen jubluwaay mooy fexe ba loolee kon mën a yem waaye tam askan wi ku nekk ci ñun mën ci jotee ñu ànd ci leeral ak sooy bu jaam mi teewee bi la ndaje. Kako xam nga ni bi mu juddoo yàggul suñu mbébét moo doon am benn structure boo xam ni lépp li nga xam ñu ngi koy liggéey parce que suñu liggéey dafa bëri si wàllu woowu lépp li nga xam ñu ngi koy liggéey en matière immobilière ñu am koo xam dina ko saytu di ko contrôler ba pare dañ fi dimbali. ñu créé Kako il y a 1 an yàlla def Kako après 1 an mu am ndam bu rëy mu am certification li ñuy wax certification ISO 2001 moo xam ndam loo xam ni ñoo xam ni waa Europe lañu ñoo koy joxe bu ñu seetloo xool ni yow li ngay liggéey yanu na maanaa jaar na yoon bu boobaa dañ lay jox lu mel noonu donc Kako am ndam lu mel noonu tey aussi ñu fekk aussi ñu waroon lancer suñu benn société muy CGIS muy compagnie générale immobilière du Sahel moo xam ni dafa nekk dans le domaine immobilier moom tamit ñu waroon koo lancer wan ko nit ñi wala leen ni am nañ société bu mel noonu bu bees ba ñëpp xam ko ñu yaakaar aussi que société boobu li ñu def ci Kako dina jur lu mel noonu ci biir CGIS ñaan ko yàlla loolu moo taxoon ñu nekk fi tey. ñun suñu ambition mooy toujours accompagner état bi accompagner les Sénégalais ci lu ñuy def tey xam nañ ni demande bi gën a tar ci Sénégalais yi mooy fu ñu dëkkuwaay loolu ñun wan bëgg nañ ci bay suñu waar am nañu yàlla jagleel nañu ay assiette foncière yoo xam ni vraiment xalaat nañ ni bu ñu ci liggéeyee Sénégalais yi dinañ ci seen bopp te loolu la ñuy wéyee ak suñu ñaari sociétés yi nga xam ni moom lañ doon ñoom lañ nekkuloon tey. mu nekkoon ki nga xam ne mooy Cheikh Tidiane Ba nekk njiitu caisse de dépôt et consignation et kàddoom ci micro Soyibou Dia ngeen baal ma ñu daal di àdd kon ci ñeent fukkeelu yoon bu ñuy amal kon ziara omarienne jamono ji nag foo sànni mbattu mu tag ndax askan wi yëpp ñoo dem wuy si waaye tam yóbbu seen ziara nekk mbir moo xamante ne dañ ci profité ngir def ay ñaan waaye tam def seen ziar ngir réew mi am jàmm fexe itam ba askan wi yëpp kon mën a gis seen bopp rawatina ci li nga xam ne mooy ñaan yu ñu sumb dañuy dem ba ci bërëb ba fekk fa sunu ndaw la fa Cheikh Hassana Fall Cheikh Hassana maa ngi lay nuyu. édition boo xam ne nag ci lu ñu ciy waxtaanee bokk na ci jikko yi nan lañ koy defee jikko yi nan lañ koy delloo si waatee lii la nag pour ñu waxtaan ci tey tam ñu may ànd ak kiit yi aba Oustaz Babacar Niang jóge ba ca Tiwaawoon ñëw bokk ci waa délégation Asfiyahi Oustaz tey ji la ñuy waxtaan ci waxu jikko yi Oustaz su fekkee dañoo jël exemple ci Thierno Seydou Nourou Tall mi nga xam ne moom la ñuy fàttaliku moom ak Thierno Madani lan lañu mën a jàng ci nit ñi lan lañ ci mën a jàng ba mën a defaraat seen i jikko. waaw fa tabarakallahu xam nga bu ñuy defal ziyaara wàllu yàlla bu toll ni Thierno Seydou Nourou Tall nga xam ne kenn la ci ñi nga xam ne ci ñuy jagal àdduna la bokk kenn la ci ñi nga xam ne ñi doon ñi remplacé yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci defar jikko yi la bokk ndax yàlla dafa bind àddunaam bind li ci war a nekk lépp di bind doomu aadama woo malaaka yi waxtaan ak ñoom ne leen inni jaalun fil ardi xalifatan damaa bëgg a def ci kaw suuf koo xam ne moo fay nekk sama kuutaay malaayka yi ne ko atajalu fiha man yusdu fiha wa yusfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak ne ko ndax da ngay defati ci kaw suuf koo xam ne day nekk ci kaw suuf di yàq suuf si di tuur deret te ñun ñu di la sabal tabarakallahu guddeeg bëccëg suba ngoon yàlla na leen inni a'lamu ma la ta'lamun léegi nag loolu nga xam ne moo taxoon yàlla bind ñu pour ñu nekk kuutaayam ci kaw suuf ndax yàlla ku baax la yàlla ku bëri yërmande yàlla buur bu kawe la kon képp koo xam ne kuutaayam nga ci kaw suuf da ngaa war a nekk ku baax nekk ku bëri yërmande nekk koo xam ne say jikko
jikko lépp da ngaa war a jikko yàlla moo tax li doon sababu yàlla di wàcc ay yónent di ko yónni ci nit ñi du doon dara lu dul seen jikko baax rek moo tax yàlla di leen yónni moo tax ki nga xam ne moo nekk xaatimul anbiya di sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moom mujjee ñëw moom bi mu ñëwee def na dara indiwuma loolu tëdd nga jikko yi innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq yàlla dafa maa yónni ngir ma mot li tëdd ngay jikko yi li nga xam ne yónent yi fi jaaroon doon nañ ko jéem ngir nit ñi seen jikko baax ngir ñu nekk mën a nekk kuutaayu yàlla ci kaw suuf loolu laay ñëw pour mottali ko moo tax benn waykat arab wax ne innamal umamul axlaaqu ma baqiyat fa innahum zahabat axlaaquhum zahabo kon bu ñuy defal te yonent yi bu gannaaw bi ñu fi jógee ki fi nekk seen représentant mooy borom xam-xam yi al ulama wa rasul anbiya borom xam-xam yi ñoo fi taxawaay yonent yi comme ñu mel ni Thierno Seydou Nourou Tall ak ñu mel ne Maam Cheikh El Hadj Malick tabarakallah ñoo ñi nga xam ne ñoom ñooy borom xam-xam yi nga xam ne ñoom ñoo tegoon seen tànk fa yonent bi sallallahu alayhi wasallam tegoon seen tànk ñoom ñoo doon jottali njàngale yonent bi sallallahu alayhi wasallam comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ballighu anni walaw aaya ñoom ñoo doon jottali risaala yonent bi sallallahu alayhi wasallam di orienté nit ñi defar seen jikko bañ mel noo xam ne nu yàlla bëgg la ñu mën a nekk ay kuutaay ci kaw suuf kon bu ñu demee ba jamono bii nag crise de valeur am ñu ne jikko yooyu ñi nga xam ne mag ñu suuxat nañ ko fi jëmbat ko fi ba léegi am na ñu ko fi dese mais suñu génération yu bees yi boo gisee fi ñu jëm nga xam ne jaarul fu baax maanaam boo dee waajur bëgg ëllëg ñoo xam ne dañ la fi wuutu pour teel la sa réew teel la sa diina da ngay tiit fañ jëm du fu baax. léegi nan la ñu mën a def maanaam su fekkee dañu war a xool ci jikko yooyu ne nit ñu baax ñoo ñu yore woon fi nan la ñu war a mën a def ba jàppale waat jaam yi ñu delluwaat si yéen. niñ mën a def ba dellusiwaat leen ci jikko yu baax yi mooy ñu orienté leen ci jàngale mag ñi parce que mag ñi teggiwuñ seen tànk fañ tegoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam Thierno Seydou Nourou mi radiyallahu anhu musul teggi tànkam lu ci fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam tegoon tànkam musul jëf lu wuuteeg alquran musul wax lu wuuteeg alquran musul jëf lu wuuteeg sunna musul wax lu wuuteeg sunna kon fa mu tegoon tànkam bu ñu orienté xale yi jaar leen fa nga xam ne fa ñu leen jaaree ba mu waree jàng dafa jàng ba mu waree ba maanaam ñu defal ko tarbiya yar ko ba mu waree liggéey dafa liggéey ba mu waree orienté nit ñi dafa orienté nit ñi yoon woowu nag bu ñu indiwaatee xale yi teg leen foofa ndax bokk na ci li nga xam ne moo ñu indil crise bi mooy dañu favoriser léegi nañ ma baal njàngam français suufeel trop njàngum daara te njàngum daara ci la ñuy baaxee dañu favoriser jikko ju rafet dañu favoriser alal ci kaw jikko ju rafet te jikko ju rafet ci la nit mën a mate léegi boo ñëwee di ut liggéey sax wala ngay ut jabar ci kër bu fekkente ne da nga am jikko ju rafet duñu la faale mais boo amee xaalis ak lu sa jikko bon ñu ne la bismillah loolu nag fii ak mi ngi am du ñu dem fenn. léegi par rapport ak édition 40e édition bi la ñu jël ko tuddee ko waa kër Seydi Hadji Malick Sy Seydi Hadji Malick Sy xam nañ fu mu tegoon Cheikh Omar Foutiyou Seydou Nourou Tall doon xilaafaam ñëw ñu jëlaat 40e édition bi joxaat ko ci waa kër Seydi Hadji Malick Sy lan lañ ci mën jàngatee. fa tabarakallah lu yey la bisu Thierno Seydou Nourou Tall Thierno Seydou Nourou Tall di surtout Cheikh Hadji Omar Foutiyou bi nga xam ne moo njëkk a déclaré Seydi Hadji Malick moom moo ñu njëkk a wax kan mooy Seydi Hadji Malick moom ci boppam moo defoon Seydi Hadji Malick kuutaayam te boobu Seydi Hadji Malick ñëwagul mu ne fii Seydi Hadji Malick mooy sama kuutaay lii may indi moom moo koy yóbbu ba fa nga xam ne fa la war a àgg Thierno Seydou Nourou bi yàlla dogalee mu fekkante Seydi Hadji Malick ci jamono gisante wuñ déggante wuñ ba ñoom ñaar ñëpp nekk ay mag Thierno Seydou Nourou bi mi gisee Seydi Hadji Malick am na 50 ans kon booba tabarakallahu ci doom en tant que doomu soxna surtout Cheikh Omar Foutiyou moo leen fu noonu xam-xam yi jàng na ko foofu ca boogee ca Amadou Makhtar Sakho waaye keroog ba mu gisante Seydi Hadji Malick ca la waxanteeg sëriñam ne ko man daal bu doon sama sago nga yeewi ma ànd ak Seydi Hadji Malick ndax li mu gis ci Cheikh Hadji Malick gisu ko ci beneen sëriñ moo tax mu ne sëriñ bu mel Seydi Hadji Malick ginnaaw bu ma ko amee bëggatuma beneen sëriñ bëggatuma gis keneen ñoom ñaar benn la ñu woon du benn jëmm la ñu woon doo ñoon ñaari jëmm Seydi Hadji Malick tamit bëggoon ko lool bëggoon Thierno Seydou Nourou wóolu woon ko ci njabootam wóolu woon ko ci mbooleem loo xam ne moom la daan liggéeylu moom la daan doxloo si Thierno Seydou Nourou moo koy doxal bi mu fi jógee mu dénk ko njabootam mu uuf leen encadré leen tabarakallahu ànd ak ñoom liggéeyal diina ji ànd ak ñoom liggéeyal tarixa bi te ziar bi ñuy def nii ci jëgg la Thierno Mountaga radiyallahu anhu ci loxoom la soso waaye ci ndigalal Cheikh El Hadji Abdoulaye Dabakh Cheikh El Hadji Abdoulaye Dabakh keroog bi ñu dencee fii Thierno Seydou Nourou moom moo ne nañ fa tabax juma mu wét li Thierno Seydou Nourou aussi
aussi nañ ko do wooteel ziar bi ngir ñu di ko fàttaliku ndax kat fàttaliku ku baax dina tax ñu waxtaane ay jikkoom te bu ñu waxtaane ay jikkoom dinañ ci roy kon Tiwaawoon musul jóg ci ziar bi ci jamonoy Seydi El Hadji Abdoulaye Sy Dabakh mu ànd ci Thierno Mountaga ba mu jógee fii Serigne Abdoul Aziz Al Amine continué loola ba léegi Serigne Babacar Sy Mansour fekk ko ci réew mi ma nga bitim réew mais délégation bu mag la fi yebal tabarakallahu ngir ñu taxu ziar bi ñu tuddee ko El Hadji Malick ak ñu tuddee ko ñu bañ ko tuddee El Hadji Malick ziar bi Seydi El Hadji Malick moo ko moom. jërëjëf sëñ Oustaz Ababacar Niang comme ni nga ko waxee ziare bi ziare Seydi Hadji Malick la ziare waa Tivaouane la ziare waa Omarien la waaye ziare képp koo xam ne jullit la tey ji la nag ñoo ngi fii nii xam naa ne lu ci des sax laataa ñoo julli timis bëreetul waaye ñu fàttali rek ne suba incha allah la cérémonie de officielle bi ci am xam naa ne xalifa bi Thierno Madani dina fi nekk yeneen autorité yoo xam ne dinañ jóge ci réew mi ak ci bitim réew tamit dinañ ñëw fekkee ko ndax ñu war a mën a waxtaanee ci tam bi ñu leen di wax tamit mën a waxtaanee ci lépp loo xam ne jëm na ci defaraat jumaa ji xam ne bokk na ci loo xam ne Thierno Madani bëgg na ko bu baax a baax te muy woo ci bépp borom julli mbokk jullitam mu ñëw wuyu ci ko ci loolu la ñu mën a jàpp fii ci jumaa yi Thierno Seydou Nourou Tall Baba Ndiaye. jërëjëf Cheikh Hassane Fall di ko gërëm bu baax a baax kon nday ren ji kii nga xam ne kon mooy Cheikh Hadji Malick Sy la ñu bàyyile xew-xew wile waaye tamit ni ki ëllëg la ñuy amal la ñu dippee kon cérémonie officielle bi bu ci àndee di ngeen ci ànd ak seen télévision ITV des ba tey ci boobu la ndaje ndax ni ñu ko waxee sànq ak li nga xamante ne ni moom moo jëm ci bernde yi nag yi gëléem yi ak ginaar yi daanaka bàyyiwuñu dara soxna itam seen taxawaay ràññeeku ci lool askan wi tamit ñëw ngir dikk ngir xéewalu waaye tamit fësal seenub ñaan ñaan ci leeral Cheikh Sall ak Moussa Fall. diggante jumaa ji stade Iba Mar Diop ba si kër xalif bi Thierno Madani fu nekk ngay gis ay mbana ñu samp ko fa ngir yaatal bernde yi ba képp ko yegg si ñeent fukkeelu ziara bi nga xam ne moom lañu jagleel Thierno Seydou Nourou Tall ak Thierno Mountaga Daha Tall fii si diwaanu Ndakaaru bernde yi yegg si foo mën a nekk. ñu ngi togg fii ñu ngi togg stade ñu ngi togg rawda suñu toggee ba pare am na ay taalibe yoo xam ne ñoom ñoo koy jël fii di ko yóbbu di serve di ko yóbbul ñi koy lekk ay oto ñoo koy jël si ànd ak taalibe yi dem serve. ay góor ay jigéen mag ak i ndaw ñëpp takku ngir mën a jox askan wi nga xam ne ñoo ñëw si ziar bi bernde yu mucc ayib ñoom bàyyiwuñu dara ginnaaw. ñu ngi togg yu bari di yekk fii nii ci waañ bi ñu ngi togg fi juróom fukki mbana ceebu yàpp ak ceebu jën bu ngoonee dañuy togg soos di togg cere ak siim di togg ay ginaar ak lépp la ñuy togg. chaque année ñu koy teewee xam nga di jàppale suñu yaay yi ak suñu rakk yi suñu mag yi fii si waañ bi xam nga di sakku si sëriñ yi ngir wut barke di yooyu parce que lii boo koy def yàlla rek moo la mun a fay quoi. jigéen ñi it am si taxawaay bu yaatu ñoom ay regroupement la ñu taxawee ngir mën a jox bernde yu mucc ayib mbooleem ñi nga xam ne yegg si nañu fii si ziara bi. dañu leen def groupement bi ñeenti groupe la groupe bu ci nekk fukki jigéen la ak ñi leen di dimbali groupe bu nekk fukki jigéen la fukki jigéen ñu seetle leen mbana yi bu ñuy toggee reer ñuy togg añ ñuy yore cere bi à part waaw bokkul nag ay yeneen mbokk yi dañuy togg. ay mbana yu bari waaye ñoom ñii bëgg nañu lépp sàmmonte ak cellte ak set gu mat sëkk waaye tamit indi si innovation wàññi matt mi di togge gaz. waaw ñu ngi ciy def hygiène te état bi dugal na ci loxoom ndax dañ fi yónni ministère de la santé service d'hygiène day ñëw visite kër yi toilette yeeg waañ yeeg yëpp contrôlé ren dafa am lu état bi def dañu toog ñu yónnee ñu ne dañu bëgg ñu wàññi toggu matt ndax toggu matt bi ay camion ñoo indi te camion yi ci àll bi lañ koy jëlee àll yu bari léegi Fuuta moom desatul bat àll bi yëpp jeex na ñu ne léegi dañu bëgg commencer ñu essayer toggu gaz boo leen génnee di ngeen ko gis. niki niñ koy seetloo ci xew-xewu diine bu nekk ñeent fukkeelu ziara Thierno Seydou Nourou Tall ak Thierno Mountaga Daha Tall am na pàcc bu yaatu boo xam ne jégle nañ ko bernde ba tax ñu bari sax bu ñu yegsee fii saadit la ñuy àndee moom la ñuy ñibbee. waaw bañ saadit. ñu bi laccum bitim réew dañ ci ànd ak Soy bu Dia.
xibaari bitim réew da nga koy doore ci wàllum virus bu ñu nemmeeku ci Chine. Afrique jël na ay matuwaayam ngir mën a mucc ci coronavirus boobule mbooleemu aéroport internationaux yu nekk ci Afrique te ay roppalaan ñu jóge Chine mën fa wàcc ñu ngi leen di saytu bu baax yokk kaaraange gi ca Kenya Éthiopie Afrique du Sud Ghana ba ci Sénégal ba fépp ci àdduna ji débarquement yëpp dañ leen di saytu encadré ko ni ko OMS Organisation mondiale de la santé digle teg fa ay bërëb ñoo xamante ne mën nañu dalal ñëpp ñoo xamante ne ñu ngi laam-laamee seen wér-gu-yaram teg ci ay hôpitaux yoo xamante ne mën na dalal ñëpp ñoo xamante ne seen virus bi da leen laal ci aéroport bu Lagos ca Nigeria ak bu Nairobi ca Kenya waaye tukki yëpp dañ leen di laajte lu mel ni fu ñu jógee ak ñan nit la ñuy waxal la ñuy jaflanteel loolu yëpp la ngir mën a fàggu ci boobule coronavirus. yeneen ci ay xibaar ñu wax ci xale ñu njortoon ni dañ leen di sàcc foofu ca Gabon gannaaw manifeste yi fa juboon daf mel ni tey jii dal gi ñëwaan bu baax a baax foofu le gannaaw bu mu juróon ay tolof-tolof yu bëri ci yenn ci ay bërëb lu ci mel ni 6e arrondissement ci Awenji ak tamit ci PK yi yëpp route nationale numéro 1 bu jéggi capitale bi dañ ko baare woon ci ay bërëb yu bëri démb ci ngoon baare yu bëri ubbiwaat nañu seeni buntu waaye lu bëri ci jaaykat yi ñoom seen xel dalagul ci manifestation yooyu la moo tax ñoo ngi tëj ba tey seeni magasin waaye ba tey mun nañ nemmeeku pono lu ñu taaloon ci yenn ci ay bërëb ñu waaye manifeste yi doon amal seen manifestation foofule ci Gabon. di ko gërëm Soybou Dia daal di addu ci ITV daloo ñaar ci film dérapage ay ak jigéen nekk ñaari mbir yoo xam ne askanu Sénégal moo ko tax a jóg waaye itam seetu la ci Sénégal rawatina jigéen ñi ak seen taxawaay ci biir réew mi ki ko bind di Abdoulaye Wane ak Fatim Cissé dikkat nañ ci mu gën a yaatoo ci yooyu film ñu ànd ci leeral ak Cheikh Diop. gannaaw ba ñu amee ndam ci série bu am solo boobu di Tundu Wundu bi nga xamante ne moo gañe woon sax meilleure série FESPACO ci atum 2017 Abdoulaye Wane ñëwaat na ci série bu bees ñu koy wax dérapage loolee doon film boo xamante ne Sénégal lañ ko defee te mu jàpp ne ñëpp a ngi koy xaar. dérapage série la boo xam ne ñoo ngi ko tàmbalee liggéey ça fait peut-être 2 ans wala 2 ans et demi donc lu muy wax mooy histoire jigéen ñi fu ñu toll ni Sénégal surtout jigéen ñoo xam ne dañoo indépendante c'est-à-dire am seen liggéey am seen propre moyen des fois ñu am jafe-jafe pour seen sëy dëgër ñu am jafe-jafe pour tasek nit ku leen nopp réellement donc histoire bi loolu la abi boo xam ne dafay gérer benn site internet bu siiw si dëkk bi am influence et tout toog na ba 35 ans 32 ans amul jëkkër malheureusement mu tasek benn Bachir Diop boo xam ne du ma wax ne sax woyu la waaye moom it dafa nekk ci ay diggante te moom day wéeru ci jigéen ñi pour jéem a régler ay problème am. soo xoolee nuñ ko defaree nuñ jëlee suñ temps ñun am nañ yaakaar ne que nit ñi dinañ si retrouver wu dina nekk une série qui va être là pendant longtemps incha allah. def nañ ci luñ ci war a def pour mu neex sénégalais yi. Fatima Cissé bi nga xamante ne mooy réalisatrice film boobu li mu jàpp mooy film bi day wane rek njàmbaarte ak jigéen ñi. man si li ma doon entouré jigéen ñi ma doon gis ay dañ doon góorgóorlu te bëggatu moo sax wax terme góorgóorlu mais jigéen lu dëggantaan brave ah di jóg di daw di daanu di def tout pour génn si xaaruñu góor si lenn xaaruñu dara ñu ngi góorgóorlu di defal seen bopp donc jigéen lu donc voilà loolu moo ma poussé ma bind jigéen wax aussi si problématique yi touché jigéen yi ah que ce soit si sa biir sëy dans la vie sociale si diggante ak ñeneen ñi si fi ngay liggéeyee si lépp daal. ay kanam yu yees lañu fas yéene gis ci film boobu
Abdou Lahad Wane moom mi ngi si am yaakaar te jàpp na ne askan wi yëpp dinañ ko def seen yëfi bopp donte ne concurrence bi am na fi. série bi buñ koy def on a pris notre temps pour jël ba am ay acteurs yoo xam ne mun neen interpréter rôle yi parce que rôle yi aussi dañ ci liggéey lu yàgg donc il fallait que ñu xaar ba am ko. man nag samay série d'habitude su ma koy def damay jël ossature bi damay jël de nouvelles têtes parce que nouvelle tête soo xoolee mooy gën a mun a indi lu frais surtout que thème bu bees la wala style bu bees la donc d'habitude da ngay indi bu frais mais nag teewul ci biir rax nañ ci ñoo xam ne ay guest star yoo xam ne vraiment dañoo ñëw jàppale ñu pour que produit bi yàgg yenn niveau yi. jigéen doon film bu mu jàppee seetu buy wane li gën ci jigéenu Sénégal. jigéen ñi am nañ envie waxtaan si problème yi ñuy nekk wala si seen vie en général mu naturel ba bëgg a dee. je pense à ñetti jigéen yoo xam ne bokkuñu personnalité kii nii la mel kii nii la mel Khadija elle est mariée am doom Fatou Kewe célibataire la Alima divorcée la donc c'était aussi pour montrer facette jigéen bu nekk daal et c'est vraiment des femmes yoo xam ne ni du ay jigéen yoo xam ne dañuy xiiroo di jalousante di defante ay coups bas ñoom dañuy jàppalante Khadija su amee problème xam na ni Fatou Kewe ak Alima ñu ngi fi Fatou Kewe su amee problème xam na ni ñii ñu ngi fi donc c'est vraiment ça la solidarité féminine. jigéen ak dérapage doon na ñaari série yu ITV fas yéene dégtal ay téléspectateurs am yu nekk fii ak fu ne. di ko gërëm Cheikh Diop di leen jaajëfal di jégalu ci article ay bés bi du ñàkk leen ko mën a seetaan ak Khalifa Diakhaté ci kanam tuuti mbokk yi di leen gërëm di leen jaajëfal ci ànd beeg ñu ci TV gërëm ñëpp ñuy jàpp ci xabaar yi ba mu daal di yemb rédaction bi kon jox leen dox daje 19h45 ci yaatal ci kàllaama tubaab ak Khalifa Diakhaté ma jox leen dox daje minuit ci jukki xabaar yi bu ci àndee jërë ngeen jëf.